nice le grand Lamay Sène en tout cas respect si joobal bi nga xamante ne joobal nga ko hip hop yàgg nga si xeex yàgg nga si dégg lu nekk ba tey nga ñëw toog si formation bi nii te mënoon nga wax ne ñu may former gënuñu ma xam lu may def mais tey da nga bàyyi lépp ñëw bokk kook say rakk bokk kook say confrères lii rek day wane ne xeebe amu si te yaa ngi toog assister ba lépp war a jeex en tout cas loolu moom dama ko doon tenir pour témoigner ko envers si sa présence en tout cas respect tey naka nga jàngatee rencontre bi ak par rapport ak li nga xamante ni moom mooy seen avenir quoi. jaajëf di bëggee waa Morolan TV di la jaajëfal aussi si reconnaissance bi nga def xam nga association moom du tey dafa yàgg quoi. C'est vrai que mu ngi soog a def jéego bu am solo mais depuis yàgg nañ cee dox parce que tolloon na fi ay jamono boo xam ne sunu grand Exidex tegoon na fi benn au fur et à mesure ñuy dem ñu tegaat yëpp demul donc bii nag lañu yàlla dimbali que ni moom mooy am lu muy jur donc li mu jur ciix suma grand la moom mooy président bi tu vois donc ñeneen ak ñeneen ñoom Pape Gueye ñëpp ci lañ bokkoon ñoom suñuy grand lañ ci game bi quoi tey boo amee bu tollee fii c'est vrai que ñuy former dañ ñoom mag ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax ni ngay toogee parce que ku ci mel ay Daniel Gomez ay Aziz Koulibaly ay Michael Souma ñooñu suñuy grand lañ même bu dee au fur et à mesure ñun ñuy dem jot nañu jàng lu bëri mais am na loo xam ne doo ko jàng ci internet professeur du la ko jàngal loolu xam-xam la xam-xam bi nekk ci ñoom nag ñun dañuy ñëw pour root ko ci ñoom ñu war ko partager ak ñeneen ñi nga xam ne peut-être que jotuñ cee bokk bu dee côté animation nag jamono bi dafa am lu mu manqué lu bëri li mu manqué mooy man dama naan manqué na amour te amour mooy aspect numéro 1 ci lépp yàlla ci boppam bu fekkee ne yow defoo sa xol que ni yàlla moo fa nekk soo jullee amul sens animation bi aussi c'est pareil da ngay am amour bi da nga koy bëgg comme ni ngay toogee nga ne damaa bëgg sama doom bi dama bëgg sama soxna lu manqué la jamono bi ci hip hop bi parce que un animateur warul nekk rek koo xam ne da ngay nekk animateur juste boo ñëwee sa organe c'est-à-dire su may ñëw animé yoruma sama sac wala sama ordinateur laa yor sama clé sama carte son clé USB yeeg yooyu yëpp ngay yóbbu si ordinateur bi rek dugal soo paree animé boo xasee ba génn si buntu rajo bi pare nga si yaa ngi si yeneen loolu taxul nga naan damaa bëgg li may def wala mën naa li may def mën nga nekk animateur avant c'est-à-dire sa gàlle ngay toog wala ci benn studio ngay toog di déglu tous les sons nga war a egg ci rajo bi 1 heure avant ou 2 heures avant nga suivre tout ce qui est actualité jamono boobu à partir de là nag di nga xam fan ngay dresser sa playlist parce que fa la animation tollatul ci teg benn son woy maa ngi koy may waa Morolan TV nangam c'est révolu loolu sama doom bi am 8 ans mën na ko mais dañoo toll ci période bi nga xam ne animation dafa war a rimer ak actualité lii mooy li xew pas son bi moo xew il faut faire très attention pas son bi moo xew mais lii moo xew mooy actualité parce que hip hop bi ñuy def dafa mës a rimer ak actualité que ça soit politique que ça soit social donc loolu dafa war a feeñ aussi ci animation bi ñuy def actualité bi lan la ñu ngi naan immigration clandestine mais ñaata son hip hop ñoo wax ci affaire immigration ci hip hop loolu moo lay won ni son bu baax du dee da nga am na ay son yoo xam ne def na ay 10 ans mën nga ko teg sa émission am na boo yoo xam bu ñu ko déggee dañu naan mais son bi nice na fekk son bi def na 10 ans dal na ma lu bëri ak ay artistes yoo xam ne damay teg seen benn son gars yi di leen woo
naa la non dégg naa sa son bu bees bi dégg naa sa son bu bees bi foo ko déggee Lamay après daf may woo ne ma mais Lamay kon man sama album bi jarul ma ne ko lu tax nga wax ko mu ne ma non nan laay mënee teg benn son gars yi di ma woo te mu ngi sama album boo xam ne def na 10 ans en arrière wala 5 ans en arrière gars yi naa ma son bu bees keroog maa ngi koy wax Kalz. exact dafa am seen benn son bu tudd à qui la faute. son bi amaana su ma ko teg soo ko tegee tey rajo tey nga bañ a wax sax date joxe la turu groupe bi nga wax titre son bi j'en suis sûr que am na ñoo xam ne dañ leen di woo naan la mais son bi dafa nice kan moo ko teg ban album la nekk. ba ci ay animateur parce que son bi defe naa nekkul ci internet bi nekku fa léegi nag le pire mooy ay animateur internet ñoo bëri c'est-à-dire bu ñu amul connexion mooy du ñu animé parce que lépp lu ñu teg ci YouTube bi lañ ko playé sans pour autant ñu xam artiste bi kan la ñun man personnellement laa mën wax damay jël sama temps son boo ma ko joxee nga bindal ma Flamme ji la son ba nga tudd à qui la faute loolu doyuma man li ma doy xam nga mooy lan son bi Flamme ji la son bi muy tudd à qui la faute bëgg naa xam les membres kan ak kan la bëgg naa xam seen adresse bëgg naa xam son bi ndax single la buy annoncé album wala son bi c'est juste benn son buñ ko def juste pour gars yi déglu c'est très important pour ces informations un animateur dafa war a am loolu yëpp mais loolu paresse boobu nag moo dal animateurs yu bëri jamono bi dañuy am paresse bi mooy dem internet télécharger son boo xam ne lu mun man mënuma la wax ñaata conteneuru son laa yor di ko déglu te mënuma la wax kii la xamul tax son bi non seulement dañ ko def ci CD wala ñi envoyé la ko te amul benn tour bu ci nekk léegi si tu mets ce son lan ngay présenter son bi alors que yow animateur bi te à la rajo wala à la télé pour promouvoir un artiste léegi da ngay teg son bi rek noonu lan ngay wax ci moom quoi ak son bi lu mu nice amul dara loo ci wax kon jarul teg yow mun nga ko déglu ne dem son bi nice tu peux faire des recherches nga jël son bi teg ci benn skills bu ndaw benn extrait soit benn mesure bi ngay teg annoncé que ni son bi lii ak lii mais jël son bi yëpp teg c'est impossible loolu kenn du ko def beneen bi mooy un animateur buy jël benn son wu Flamme ji exemple nga tegaat ci benn émission ça ne se fait pas du professionnel ak son bi lu mu nice tant que l'artiste n'a pas payé une rotation à la radio c'est-à-dire waxuma mu fay ko animateur bi de à la radio service commercial t'as pas ce droit parce que moment bi nga koy tegaat am na beneen artiste bu taxawoon bu ci xajoon beneen bi nga koy tegaat troisième fois am na beneen artiste bu ci xajoon loolu yëpp c'est des technicités yoo xam ne dañ ko war a xam te animation aussi du rek rappeur bi ngay dégg mu naan la non kii mën na rap kii am na technique l'animateur doit avoir des techniques une technique de communication mooy yow paa bi romb ci marché bi sax dégg benn animation ci kii bi war nga mën a capter paa bi ci saa si man ça m'est arrivé may déglu benn émission Jupiter bu Walf parce que dafa pertinent woon ci ay questions ma fàtte suma rajo temps yii rajo yu mel ni Biki. exact comme Bik mais imaginez maa ngi ci yoon émission bi normal raw dama obligé jënd rajo ci sur le coup si saa si jënd sama écouteur takk juste pour bañ a rater émission nga war a julli 14h da ngay julli 1h30 pour bañ a émission yi di la rëcc loolu dafa am loo ko doon def c'est pas le son mais li nga mën a jàngee ci biir émission boobu. te loolu contenu boobu. moo manqué. c'est vrai. gars yi waruñu nekk ay paresseux xam nga tey di nga toog nga jékki-jékki ñu ne la bu Jules Junior ñëwaatoon de ñu naan non day fekk affaire yi du ko dépassé xam nga lu tax du ko dépassé dafa am benn gymnastique intellectuelle bu nekk ci moom am fu mu mën a jaaree ci technique de communication pourquoi ñu ne Jules Junior bu ñëwaatoon et pourtant ñi mu maaseel am na ñu fi nekk ba tey pourquoi DJ Boubs ñaata frère am wala ñoo xam ne sax mën na leen jur ñoo judd ci animation te ba tey kenn mënu ko daaneel. bien sûr
c'est parce que xam na ni lu muy def amagul ñu ko mën def même bu toogaatoon 10 ans yoo xam ne animé wul deful dara te gars yi def li ñuy def nii rek bu ñëwaatee day taxawaat seen kaw donc technique du ci rappeur bi rek lañ koy xaar dañ koy xaar sax ci animateur bi donc yomb na yombul mais li jiitu yëpp mooy nga am amour. amour mooy lépp. waaw. allez-y. bien sûr mais da koy jaay man dama lay jox exemple Dof Ndeye wooy na ma tax xamuma ko exemple xam nga dañ ne aayul daan ko gis ne ko booy mënoo rap et pourtant tu chantes bien encadrement rek boo ko amee da ngay dox benn jour ma nekk sunu studio 10 Squad Djily Der moo ñëw ne ma am na benn artiste bu nekk fee de mais déglu son bi son bu mu woy yaay ji ak papa ji yërmande la ma dégluloo mais j'avais des chair de poule ci saa si sama yaram moo doon daw man ni sama yaram dawee automatiquement xoolatuma son bi nu mu naayisee de dama ne ma li dawal sama yaram bi war na mën a dawal yaramu ku ne ma teg son bi ku nekk di la laaj kii kan la kii kan la kii kan la et j'en passe de Ngaaka Blindé de Akhlou Brick Paradise de ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais animateur bi su mënul taal artiste c'est plus un animateur. ah oui en tout cas da ngay toog nga animé. am ku la woon ne la mais kii nii doon woy nii léegi laa soxla numéro am. nga posé question yow la kan ak lan ngay def des fois ça tu tombes sur des producteurs ay promoteurs de spectacle ay tourneurs ba mu leer na ni ñooma nga yëkkati numéro bi jox ko et da ngay gis ni automatiquement quelque temps après kooku da nga ko gis mu commencé génne album wala mu dem signer yi fenn affaire yi demee noonu si un animateur ne parvient pas à vendre un artiste c'est plus un animateur. kon gëm nga ni maanaam artiste dañuy fay animateur yi c'est pas normal. C'est pas normal c'est-à-dire li may wax ni c'est un aspect corruption. mooy li mu la wax léegi Kalz mun na génne album. artiste bu jàppee ni moom animateur la may seen mën na ma taal na ñoo xam dañuy préféré duñu def sax son bu baax mais dañ leen jariñ ñoom non son bu baaxul moom bu ko animateur tegee baaxul animateur bi ci wax moo xamul dara jamonoy CPA yi laa lay jox exemple am na benn artiste bu ñëw fay 50 000 francs CPA yi mooy association des animateurs ñu yónnee ñu son bi avant ñu koy yónnee parce que dañuy woon nañu kaa leen déglu bañ dégloo son bi dañu leen mais ex son bi warul mën a teg son bi waroo ko mën a sax encaisser parce que son bi déjà baaxul mu ne ma non musique bi ma ne ko non musique bi neex na mais waa ji woy si dara mooy xale bi taaru na xale bi rafet na mais xale bi caga la danga koy takk doo ko takk ma ne ko mais son bi nice na mais waa ji di waxu ci dara ma ne ko man de man personnellement du ma ko teg mën nga ma génnee ci liste bi c'est pareil boo promouvoir lu bon léegi kii def lu baax lu muy def. day xaar deuxième c'est ça. imagine nga war a toog un mois di teg ci gars yi seen nopp gars yi lu baaxul loolu moo tax ma ne la un animateur doit être avant muy dem rajo dafa war a nekk animateur mu ñëw rajo nekk animateur après mu nekkaat animateur c'est-à-dire écoute bi ngay def nga nekk sa gars yi déglu son yi benn par benn di déglu benn par benn li baax nga teg ne li baaxul nga teg ne comprendre nga mais fay bi moom un animateur ne doit pas être corrompu ñëw fay la pour nga tegal ma benn son doo ko def mais par contre y a une autre chose mooy que ñun ci ay rajo privé lañ nekk ay rajo privé mu ngi dundee publicité serveur am à part ça léegi ak aide à la presse à part ça léegi artiste mun na génnee album mu ñëw ba ci service commercial ne ko man sama son bii de mu ngi tudd Malika dama bëgg muy daw ci émission Lamay Sène durée bii ba durée bii bëgg naa mu daw ci biir émission bi bu ñëwee ba deuxième partie mu tijjee ko service commercial bi da lay jox note ne la temps la comme ni ngay fayee publicité lay doon léegi su boobaa nag par force la mooy Lamay bëgg na da koy teg bëggul da koy teg
léegi nag tegin bi nag mooy ute parce que booy teg publicité doo promouvoir publicité bi est-ce que comprendre nga léegi nag son bi baax mun na jaay boppam sans pour autant nga jaar foofu yëpp mais de ce fait que nga ñëw jox artiste animateur bi xaalis pour mu promouvoir la loolu moom artiste bu koy def yaa ñàkk gëm sa bopp. artiste bi bu gëmul boppam en général mooy ñoom ñooy def yooyu mais fay animateur pour mu promouvoir la moom te loolu moo ko fa teg. te plus un animateur loolu leneen. bon en tout cas nice ah. voilà bu fekkee dafa am benn artiste bu war a def benn concert wala benn showcase. pour nga jàllale information ci biir émission parce que xam na ni yow ñi lay déglu bëri na quoi. léegi boobu moom bu la fayee c'est pas une corruption quoi. non du yow la war a fay. exact du animateur bi la war a fay service commercial lay fay. loolu publicité la bëri na ay artistes yi ñëw ne la am naa sama événement dama bëgg nga jël ma émission mais mun nga ko jël émission parce que droit la tey yow animateur bi nga invité artiste pour mu wax la jaar-jaaram wax la li muy préparé et tout mais dafa am benn foo xam ba fa toll rek yow yaa ngi tooñ sa direction man dal na ma ak Canabasse par exemple dafa am benn temps pour nga jot ko émission ngan di problème la artistes yi ko doon animateurs yu bëri jëm nañ ko rëbb émission mais munuñ ko am léegi moom day profité ci benn affaire mooy bu tegee événement ana benn événement bu mu cumulé woon moom ak Nit Dof nekk estat moom mu nekk Biscuiterie émission boobu ci la jaaree def ay tour de rajo léegi képp ku mu woo da ngay bëgg jël ko parce que demande la woon ñu bëri doon wax ay interview Canabasse ma ne xaaral ma profité ci ma jël ko émission ba ma ñëwee émission bi dama xam li ko taxoon jóg mooy moom mu ngi doon xaar xal bu bëri ci biir bañ lal ma ñëw dëpp carte bi mooy lim la wax rek technique d'animation bi léegi dama ko réeral ci biir émission bi léegi xamatul lu muy def ci émission bi xamatul lu muy wax su ma ko posé question A léegi ko mu tontu ma A B la may tontu mu réer léegi il a fallu que léegi nag chaque émission chaque moment bu mu wax ci date bi lay wax datam bi rek mais bañ paree man dañ ma ne dañ maa fay sama direction dañ maa fay ma ne ko pourtant fayuñu ma woo Canabasse wax ko ne ko booy soo mënee yónni sama manager wala yow sa bopp nga ñëw ci rajo bi nga éclairciral ma li imagine dañoo mise à pied 1 mois pour émission boobu lenn rek laa ci am sens mooy dañ maa mise à pied mais dañ maa fay suma salaire mais bu ma mise à pied dama woo Canabasse ne ko à cause de émission bi ñu def jël naa si 1 mois mise à pied mais ba tey ba sànq woowaatuma xam nga yooyu day am léegi man maa def sacrifice pour li neex public bi mais jël naa si gàllankoor mooy liggéeyuma mais jot naa ci sama xaalis heureusement que 1 mois bi sax matul directeur bi daf ma woowaat parce que amoon na benn vide booy combler ci rajo bi donc événement da ngay ñëw service commercial. xam nga animateur bi lan la am droit fayee ko kii artiste voix am parce que benn concert kaay defal ma publicité sa baat yaa ko moom bu la neexee nga jaay ko publicité bi mu lay defaral da nga ma koy fay su ma neexee ma may ko mais sama droit la man ma ne ko sama voix bi mu lay defar publicité bi da nga ma koy fay loolu mooy différence. en tout cas man boobu lu mu si doon si côté boobu noonu ba ma commencé animer ba tey du ma mës a engagé artiste bi nga xamante ni day def concert da nga ñëw sama ful ak fari la si am parce que moom déjà yaa ngi topp bànneexam ba tey moom lu mu amoon tey topp na bànneexu artiste bi ba tey ñu teg ko à côté à cause lan bànneexu artiste bi nga xamante ne moom la topp. su fekk yow en tant qu'animateur parce que ful ak fari yaa koy am tey libre nga invité artiste bu la neex ku génne album wala ku nekk si ay projet et cetera tey su la demandé nga kii ko mais cadre mu leer na yow artiste bi nga invité dafa war a am programme ne dem fay waa service commercial nga ne ko joo man fi may liggéey laay liggéey du ma violer li nga xamante ne moom mooy comme charte yi nga xam ne moo fa am lépp lu touché commercial man du ma ko touché nga wax ko mu leer mu dégg su mu mënee ñëw wala mu def wala mu jaar fa spot boobaa laa peut-être dina xaw a sax kii tuuti boobaa mu ñëw xam nga def émission mais quant à mu ñëw si yow directement fay la boobaa laa xam nga moom mooy loolu quoi en tout cas grand jàngat nañ si lu am importance par rapport ak waxtaan bi man ba nii may waxante ak yéen du ma def émission te préparé ma ko
arrive nga préparer émission. jël say son yëpp kale. nga ñëw ba rajo données bi changé. bien sûr day am. données bi day changé complètement. mais boo gisee ma naan la déglu mooy di teg son yi di teg di déglu. actualité bi tamit du actualité hip hop la ngay déglu ah. léegi da ngay gis animateur yoo xam ne pour ñu déglu journal sax problème la duñ déglu journal duñ suivre information seen yoon nekk pour ñoom daal adduna bi yëpp dafa tënku rek ci actualité hip hop bi. alors que war nga déglu journal nga comprendre lii xew. parce que lii xew mooy intéressé paa bi mooy intéressé mère bi mooy intéressé xale bi moo la intéressé yow sa bopp. bien sûr parce que xam nga jamono bii ñu ngi naan dañuy def couvre-feu ou duñ def couvre-feu jaadu na nga war a bañ a bàyyi mbir mi ak journaliste bi kese di la defal enquête boobu. bien sûr yow animateur bi da nga ko war a def joxe l'information parce que am na booy yu bëri fii du ñu suivre journal. waaw rap la ñuy déglu sa émission la ñuy déglu. léegi yow nag yàlla mën a jox information bi xew. jeex na jaar fa information bi. soo ko deful nag donc. mooy loolu. en tout cas nice. est-ce que tamit pour les beneen question pour grand bi. est-ce que animateur war na wane conviction religieuse am ci biir animation parce que da ngay gis ñoo xam dañuy taxawee taxawaayu imam sax ci biir émission. waaw mais xam nga loolu xam nga la moo bon ñu xam ne yow murit nga ngay dénigrer tijaan bi mais fii léegi ñu ngi xam ne murit nga keneen bu la dégloo danaa non kii du murit kii tijaan la keneen dégloo sax mu naan est-ce que kii du chrétien foofu moo am solo. exact. man taalibe Baay mais li may teg ci ay son wu murit yi wax ci Cheikh Ahmad Bamba moo ëpp fuuf et pourtant même chrétien bu xewlee mooy li mu la wax suivre actualité bi am na ay son yoo xam ne dama koy dawal. bien sûr. dama koy dawal am na ay booy ay Géro Barsak nga xam Géro Barsak bi nekk Mbour am na seen benn son bu ñuy woy Jésus dama koy teg amoon na benn compilation bu génnoon dialogue inter islamo-chrétien dama koy teg animation ngay def mais da nga ciy dolli sa actualité fa la animation toll mais engagement bi ci hip hop bi la nekk c'est que mënoon ne man du ma wax ci mooy li ma keroog maa ngi koy def benn vidéo di ko wax exemple da ngay gis ay animateurs que ça soit rap que ça soit mbalax seen yoon nekkul ci jafe-jafe askan wi duñ ci wax seen yoon nekku ci mais xoolal gis nga immigration clandestine moomu amee ñoom ñëpp ubbi seen gémmiñ di ci wax non booy waruñ dem nangam te ba muy métti waxoo booy waxoo ak nguur gi pour na wax na jàppale booy temps bi métti na nii ak nii doo ci wax léegi booy commencé dee ci gaal gi nga ne non booy li ñuy def waruñ ko def waruñ dem ci gaal yi est-ce que prévoir nga loolu yëpp. waxoo ko avant nga bàyyi ba mu métti nga bëgg ubbi sa micro wala ubbi sa benn télé. di ci wax du yoon loolu insulte la yow su méttee da nga war a wax nguur gi ne ko ah dëkk bi métti na de jeunes yi nii bu jeunes yi dégamee nga wax ak jeunes yi ne leen li ngeen def nii c'est pas normal man dama la jox exemple damay romb Colobane dama fay romb bu jaaykat yi ñu taxaw ci kii bi nii kii da lay xëcc fii non lamay nii saay yéen est-ce que xam nga ni sama émission bi may ñëw defaat vendredi prochain seen kaw laay dal non lamay bul def loolu dama ko waxee noonu laa koy defee c'est pas parce que kii daa nekk ci nu tuddati da lay déglu sa gaayen la mu ngi lay woo sa fans la que doo ko wax dëgg da nga ko war a wax parce que trottoir pour nit yi jàll la du pour jaay du dëgg du pour jaay mais boo nekk non ñi fi nekk ñëpp dañ may déglu su ma toogee ci rajo dañ may mer dootuñu ma déglu loolu moo ñu rey ci suñu mairie yi xam nañu fii gars yi di lal du yoon mais buñ leen yëkkatee est-ce que dinañ am. juuti. non pas juuti sax ñoom balaa ñoo xalaat juuti xalaatuñ juuti ba pare de ndax dinañ leen votel te alors que gis nga booy ambulant yu bëri fii seen taluñ sax voté da nga leen di wax dëgg bi nag l'animateur c'est ça aussi da ngay régulariser wax ci nguur gi parce que sa baat fu mu toll ñoom seen baat eggu fa nga wax ak nguur gi ne ko kat temps bi dafa métti lii ak lii jeunesse bi lii ak lii jeunesse bi lii ak lii nga xam ne ëllëg bu jeunesse bi jëlee gaal di dem boo ci waxee gars yi dañ ne ah bu mu méttee de yuuxu woon na fi
tey jeunesse boobu soo ko ne mooy bul jël gaal yenn yi ngay def nii ak nii kooku da lay déglu parce que daan xeexaloon nga ma démb mais yow xeexaloo ma démb nga bàyyi ba may desul dara lu dul ma dem dee nga ñëw taxaw di wax ak man loolu yabeel topp mouvance bi quoi en tout cas respect grand big up loolu émission la tëj man sama question rek comme daa mel ni moom la tawal beneen question ba last bi maanaam dañuy gis que ni lu ëpp léegi gars yi nga xam ne ñoom ñooy directeur de télé yi wala ñi moom télé yi wala ñi moom rajo yi ay politiciens la ñuy doon du leen arrangé yow nga ñëw di wax loo xam ni ça va à l'encontre de leur conviction parce que ñoom am nañu en tant qu'animateur hip hop quoi si rajo bi nga ne dañoo bëgg a jàppale benn Macky Sall ñoom Macky Sall la ñuy nekkal di politique yow nga ne ci rajo bi di kaas nguuru Macky Sall du leen arrangé donc yow li leen ci mën a xaar bëri na mos nga nekk victime ci loolu bataille tout récemment rajo bi ma nekkoon man bokk naa si ñu njëkk limogé ci à cause de pétrole ak gaz waaw ba ma ciy def émission di ci wax gars yi woo ma dama avertir non ba Top FM loolu c'était convergence yàgg nañ ma woo dama avertir ci yooyu may leen saay man lu jiitu may ñëw fii dama leen wax lu leer lii mooy sama train d'animation sama ligne lii la du ma ko wàcc même su ma ko wàccee nit dina woote na ma lii même su ma wul wax ma di nga gis ku woote wax ci loolu ça c'est un du ma toog nag gis ay cas parce que li gën a andi problème bi mooy dama doon préparer benn émission bu mag ma commencé ko ak Matar parce que ma doon jël Matar la Kagulaar Deggiba ak Aydara bi nekk États-Unis pour ñu wax ci pétrole beeg gaz bi boobu mu ngi soo commencé Sénégal ah premier tour bi man ak kii la Matar ñu wax ci di jéem a jël Aydara mais munuñ ko jot Baba Aydara munuñ ko jot woo ba sonn gars yi xam ne semaine prochaine bi su ma naree jël ñett ñi fii ci plateau live dëkk bi dina yëngu te ka moom rajo bi ca Macky Sall la làqatu exact boobu fekk naa su ma juumul bañ may woo di ma wax nii dañuy arrêté seen émission yi bu ma fekk jes benn concert bu fa amoon ma dugg oto di ñibbisi ñu yónnee ma message parce que directeur bi moom dafa am kersa xam naa ne bañkat la mais ka moom yëfam moom mënulu ko dara. bien sûr. yàgg na ko woo naan ko non si kii nii ak nii mu woo ma na ma non c'est ma ne ko nag li nga wax dégg naa ko léegi dinaa xool ban technique laa koy defaatee comprendre nga moo tax ba ma yónnee message tak dama ko yónnee message automatiquement ne ko je le savais c'est-à-dire je me prépare tout le temps à ça fii am na ab rappeurs yu bëri boo gisee doo leen dégg ci yenn affaires yi parce que ils sont engagés gis nga engagement boobu da nga yaakaar ne nguur ga leen tëj da ngay foog ne nguur ga leen tëj nguur gi tëju leen seen moromi artistes ñoo leen tëj c'est-à-dire gis nga nguur gi xam nga la moom la moo koy arrangé da nga ko sonal ci wax da lay jéem a mepp nga ñëw ci moom mu jox la de fucking money comme nit ñu ko doon proposé en 2012 man ay millions yu dul jeex lañ ma doon pour sama jabar ba tey daf ma koy kaañoo xam nga pour lan pour ma déstabiliser le mouvement Y'en a marre et je sais que ni man mun naa ko def 2012 yi laa amee carnet d'adresse politicien bu dul jeex on m'a proposé des millions et des millions laa wax juste pour me déstabiliser mouvement Y'en a marre gis nga moo boobu su ma ko defoon mun naa déstabiliser le mouvement Y'en a marre te du jar sax 20 minutes d'émission jaru ko ma déstabiliser ko ba mu jeex takk mais dama ne ma def ko non seulement dinaa trahir sama ay nit parce que dina ma jaral ma xaawi ay sutura si lu ko jarul mais tamit dinaa trahir peuple bi moo tax 23 juin j'étais le seul animateur boo xam ne dañ maa dàq jee place de l'indépendance ba Colobane du ay bandi ñoom a dàq ji de
waa GIGN ñoo ma doon dàq ji te bu ñu ma jàppoon dañ may faat comprendre nga ba loolu man arrivé na ma donc ba jamono bi donc engagement moom soit da nga koy nekk nga nekk nga xam ne lu ñëw yàlla la soo gisee ne ma ne la artistes yi ñoo koy def parce que ñoom seen bopp ñooy toog ñaata événement ñoo fi am par exemple nga gis benn ministre ci bopp mu ne la non man boy am na ay rappeurs yu ma xamul yu dëkk Caaro yu tudd Flam ji xam lu ñu leen njëkk a wax mo jarul ngay jël ñooñu am naa ñu leen gën a tàng fop wala ñu ne la non booy nekkatuñ fi bàyyi nañ fekk c'est archi faux léegi ministre boobu da nga yaakaar dafay am jotu nekk fi naan day wëri ay numéro ay Flam ji danaan léegi kon seetal ma conseil bi daal na nga ma mën mu dem xëcc ay booyam ñëw teg lekk ay millions donc ñu engagé ñu bëri yaakaar ni si waaye nguur gi bàyyiwu leen xel c'est faux c'est les artistes eux-mêmes ñoo nekk ci ministres yi ñooy dem ci directeurs yi ñooy dem ci présidence bi di yàqal seen ay moromi artistes chaque jour ma jël exemple ci benn rappeur muy Ada Cannibal il fait partie des meilleurs rappeurs du Sénégal mais Ada dem leen xool compte bancaire am ndax am na 10 millions. Ada Max. dem leen xool ko dem leen YouTube ngeen xool ñaata vues lay am léegi lan la c'est quoi le problème. grand si tënk lan ngay tënkee li nga xamante ne moom lañ fi wax yëpp franchement voyagé nañu franchement am nañu jàngat ci par rapport ak en tant que ay animateur nekk ci jeune tey comme li nga wax sànq rek ku la jiitu su nekk moo la xam fa ngay teg say tànk te tey yàlla def na jiitu nga si comme lu mu ko introduire sànq rek mérite bi di la ko joxaat encore ak respect bi dugg nañ tamit si côté bu nekk par rapport ak li nga xamante ni moom mooy sunu hip hop bi tey ji Lashwood bi lan la ak message bi nga xamante ni moom ngay lancer envers les animateurs envers les acteurs culturels envers tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si alentour bi yëpp quoi. waaw di leen jaajëfal déjà Morolan TV di rafetlu lii bu baax a baax seen teewaay déjà mooy li ma wax rek gis nga buntu yi tëjuwul fenn. démb rek xaw ma barki démb li ñu si waxtaan ak benn artiste bu dëkk Thiès man gis nga boo toogee Thiès boobu nga ne non affaire dafa dëgër fii Dakar kenn moomu ko gis nga boo demee Amérique centre bi ñëpp bëgg tase mooy New York boo demee France ñëpp Paris lañ bëgg tase. capital moo mel noonu capital fa la lépp concentré wu da ngay fexe ñëw di fa wane sa bopp c'est très important animateurs yi aussi nañu gën a yokku seen pas-pas ci li ñuy def am gëm-gëm ci li ñuy def xam nga bëgg ko am amour bi surtout di gëstu di creuser nit da ngay gas gis nga ak sa loxo mën nga gas ba gis ndox di gas ba romb or jama lu ne. surtout di gëstu aussi c'est très important. en tout cas respect. xam nga maa ngi leen di jaajëfal bu baax. jaajëf ma belle Mr Lamay Chan.